salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio i rajo ITV bu groupe Media Invest di am mbégte tey di waxtaan ak yéen ci réew mi te di ànd ak kàngam yi xamante ne Sénégalais yi xamee nañu seen i xarañte seen i liggéey di ànd ak kii di Chérif Salif Sy professeur Chérif Salif Sy kenn du président sénégalais économiste liggéey ci réew mi te dina kenn xamante ne day weccoo xalaatam ci réew mi ju bëri di partager nekk tamit xamante ne jege na. maanaam Samir Amin doon liggéey ak ñoom ci lu bëri ci mbirum développement daanaka tamit Sanoussi Diakhaté Sénégal yëpp xam nañ ko tamit ci xarañteem surtout ci invention yu mu def ci réew mi pour génne maanaam ndóol bi jafe-jafe ak yooyu li ñuy waxtaanee tey mooy Sénégal li tax li am fan la ñu jógee ba crise bi yegg fii ak yan matuwaay la ñu war pour génn ci crise bi Sanoussi Diakhaté liir nga keroog conseil des ministres am na piste. déjà yu président teg ci table bi 350 milliards pour jeunesse bi réorientation budgétaire xool xale yi nag la ñuy mën a fexe pour xale yi génn ci jafe-jafe yi am liggéey te liggéey moom mooy dignité nit ba mu liggéey maanaam moo ak mala ñoo nuro li ñu teg ak lu ñuy def yàgg nañ ko def fi ci réew mi parce que bi Senghor ba ci Macky Sall programme pour xale yi bëri na waaye impact bi mu war a am ak résultat yi amut yow liggéey nga def ONFP nekkoon fa directeur foofu. di xool lu ñu mën a former xale yi formation professionnelle. lan moo tax programme yi di laaj. waaw jërëjëf monsieur Diop ci invitation bi li nga wax lu am solo la en fait bu fekkee fii toog naa fi tey c'est parce que dama def ingénierie de la formation. ingénierie 3e cycle ci ingénierie formation ak insertion. donc li nga wax noonu dafay dugg. ci waxtaanu bi nga xam ne mooy loolu li président jàpp comme mesure maa ngi koy rafetlu mais xam nga lu tax loolu mu amul jafe-jafe lu tax programme yi li ñu amoon ñu doxal ko mais mu nekk moom mii wax na ne faiblesse am na parce que li nga xam ne dañ ko war a saafara 200 000 demandeurs d'emploi par année ñooy ñëw ci marché du travail ak ñi nga xam ne fu ñu leen di former li ñu lay former par année moo néew par rapport ak loolu bu fekkee te ku nga gis dafay liggéey dafa mën liggéey ba pare nga soog a mën a laaj liggéey bu fekkee ñooñu ci biir ñooñu 200 000 yooyu ñii ñëw chaque année sur le marché du travail amuñu qualification dafay jafe pour ñu mën a liggéey deuxièmement mooy bu fekkee dañ leen war a tàggat sax dañu war a méngale li ñu man ak li marché bi soxla te loolu doxalin lay laaj donc loolu dafa laaj liggéey bi nga xam ne dafa organiser am méthode loolu manqué woon c'est vrai que président def na ay jéego yu rëy mooy ci financement projet dañoo jàpp ne fii suñu réew auto emploi moo ëpp emploi salarié donc nit ñi bu ñu leen jàppalee ci seen auto emploi mun nañ dem mais xam nga auto emploi ki nga xam ne mosu koo def dañuy jàpp ne auto emploi balaa muy baax dafay fekk nit ki mën na liggéey boobu auto emploi dafa laaj loolu condition la compétence technique ci wàllu li ngay liggéey dafa laaj loolu. bu fekkee amoo ko bu ñu la joxee financement tamit pour nga doxal ko dafay jafe donc looloo tax effort yi pour mu am impact am jafe donc li ma wax noonu ñaari yooyu laa mais li ma bëggoon wax mooy président lu mu jàpp noonu comme solution ne les 350 milliards ak dafa ne programme d'urgence mooy proposition bi ma def il y a quelques mois. ba jox ko may rafetlu daal vraiment nu mu déggee loolu ba kii ko te dama jàpp ne mun na saafara bu fekkee programme d'urgence boobu dañ ko doxal ni ñu ko war a doxalee dina mën a saafara mbir mi. mais loolu mooy problème Sénégal programme yi bëri nañu programme d'urgence yi waaye jëfin wa ci terrain bi maanaam liggéey bi mu egg nu mu war a eggee jaar fu mu war a jël loolu mooy jafe-jafe yi parce que yenn saa dañ ko wax tëddee. yenn fonctionnaire yi ndaw yu ñu jox affaire yi ñooy sàcc xaalis bi jënd koy oto jënd koy 4x4
jënd ko bi am salaire 3 millions 5 millions directeur bi xam ne ni yu ndóol li nga war a wut fa saafara seen saafara li ngeen di jënd ci matériel pour oto ou bien fonctionnement bi mu ëpp lu ñu war a investir. loolu dëgg la looloo tax ma ne du woon du nekk li nga xam ne démarche institutionnelle du teg ay cadre ay kuréel yooyu déedéet mooy xam nga processus de transformation da ngay jàpp ne lu nekk boo bëggee dara te nga am dara fi ngay jëm fi nga jóge ak fi nga jëm diggante boobu dafay am liggéey bi nga war a def mooy soppi mooy machine bu looloo tax ma ne dafay am benn processus de traitement diggante xale yi nga xam ne dañu leen war a tàggat ñu mën liggéey ak fi ñuy war a liggéey dafa am transformation bi ñuy war a def pour que loolu mën a dox te processus boobu moom laa wax ne mooy processus de traitement du problème donc du kuréel mais doxalin la méthode la doxalin ak méthode la laaj ak organisation du laaj sax xaalis bu bare ah parce que ñi nga xam ne dañ ko war a pour que liggéey bu mën a dox ñooñu ñu ngi fi mais système dañ koy organiser comme que pour que les différents éléments mën a doxal seen rôle ci biir système bi mën a dem fu mu war a dem donc dëgg li mu laaj dëgg mooy méthode ak organisation ci wàllu saafara problème bi mooy gap dafa am gap boobu dañ ko war a combler il y a 10 000 formés par année par la formation professionnelle formelle il y a 200 000 qui arrivent sur le marché du travail même enseignement supérieur bu ñu dugaloon li nga xam ne dañu war a former li ñuy former foofu doyul pour mën a àgg ci 200 000 demandeurs d'emploi li ñu war a tàggat pour ñu mën a liggéey te liggéeykaay tamit am na fi ñu mën a liggéey buñ si dellu si mën naa ko wax fan lay mën a organiser pour xale yi dem liggéey ñu am xëy parce que problème bi mooy essentiellement mooy problème revenu bi bu génnul ci phase précarité nit ñi toujours dañuy am impression ne liggéeyuñu parce que am mooy tax ba nga ñu mën a ràññee ne nit ki am na tekki na donc loolu buñ ko kiiwul rek buñ ko traité wul nit ñi mun lañ leen jox ay appui yooyu yëpp mais bu fekkee jàlluñu zone de précarité bi toujours dañuy dellu ci même situation bi te dañuy foog ne ñoom ba léegi amaguñu liggéey. waaw professeur Chérif Salif Sy crise bi fu mu jógee dafa xaw a xëy sori. waaw li tax Sénégal ñu egg fii tey. waaw bonjour Alassane maa ngi nuyu Sanoussi ma rek camarade de combat. ci wàllu xam-xam ak xarala fu nekk jaar nañ fa ñun ñi bokk nañ ko. créé nañ fi kay association comme yu mel na ASPI. association sénégalaise pour la propriété intellectuelle. yooyu yëpp rek pour gën a dooleel suñu réew mu mën a jëm ci kanam. mais Alassane question bi man d'abord ci sama métier macroéconomiste la. c'est-à-dire bu may saytu mbir yi muy man ak muy keneen mënatuñu yem rek di xool li suñu biiri réew. Sénégal dafa lëkkaloog àddina bi léegi mu ngi def 5 siècles. lëkkaloo boo xamante ni bu doy waar la. ñëpp nekk nañu ci mondialisation économie waaye am na ñoo xam ni fexe nañu ba am autonomie maanaam dellu gannaaw moom sa bopp sañal sa bopp mënal sa bopp. Sénégal nag ba tey jii ma lay wax li koy gouverner mooy feuille de route Banque mondiale ak Fonds monétaire international suñu problème yi yëpp. ci at yu mujj yi foofu la tàmbalee. beneen li moo di réew boo seetee réew yi développé yëpp mën nañu jàpp ni ci waxtaan wi ni développement mooy industrialisation mooy émergence benn la rek. benn la rek c'est-à-dire boo waxee industrialisation mooy ñoo changé rek. waaw boo waxee industrialisation dafa gën a disons dëgër. que émergence ndax fitti rek génne sa bopp rek émerger dafa doyul. tandis que industrialisation dafa am yu bare yu mu ëmb mu ni jon réew yi développé donc naka la ñu développé ba àgg fi ñu àgg ñun loolu la ñu deful malheureusement boo jëlee industrialisation France industrialisation Grande-Bretagne développement Suisse benn la demee dañu jëkk xool ci li leen wër
daal di ni fan la ñu am lu ñu mën a soppi wala loo xam ne alal la ci ni mu taxawee tey wala lu ñu ci mën a soppi transformé ñu xool daal di ni fépp fu ndox jaar alal la bien économique fépp fu am forêt alal la fépp fu am mine alal la ñu tàmbalee ci yooyu foofu la ñu tàmbalee loolu tax disons développement économique moo jiitu développement politique ak taxawal ay institutions ñi développé yépp commencé wuñu ci ay institutions. dañuy commencé am souveraineté. économie bu baaxul institution yi du am solo. voilà ràññee li ñu moom ba pare teg ci seen loxo. mooy souveraineté moom laa tuddee souveraineté sur lépp loo xamante ni mooy jur développement si sa souveraineté ci sa suuf souveraineté ci sa production dogal yow ci sa bopp li nga xam ni moom nga war produire ndax ku teg sa alal nga gis ni man am naa forêt garab yi am naa suuf si pour mbay mi am naa or am naa ndox foofu ngay commencer def école des métiers école métiers yi dafa war a méngoo ak li nga xamante ni moom nga am sa alal mais ñun nag ni ñu détermination par l'extérieur ni ñu extérieur bi ñu dajeek ñoom ci àddina bi maanaam Afrique di dem réew yi di dem fi ñu dajeek réew tubaab bi am doole rek fa la suñu trajectoire jàdde maanaam dañu nu daan xiir ñu ci seen bopp ba ñun dootuñu dogal ñoom ñu daal di jàpp ni développement benn jiwu la boo xamante ni fii ci ñun ñoom loolu la ñuy wax la ñu ko jiwee mu màgg joxe li mu joxe tey lenn rek ngeen di def yéen jël leen ko jëmbat leen mu jaar fi mu jaar lii mooy sunu problème amuñu stratégie de développement yoo xam ni dafa méngoog sunu doole ak alal ji am fii am ci suuf si ci biir suuf si am ci jaww ji am ci environnement bi amuñu développement économique boo xamante ni ñun ñoo koy tabax ñun ñoo koy tëgg jël su njaboot gi ji fi nekk tëgg ko defar ko lii foofu la problème yi déparé bu ko defee say langue say làkk yi maanaam làmmiñ langue mooy làmmiñ waaw wax da ngay wax làkk mooy wax langue mooy làmmiñ tubaab yi noonu lañ ko defee aussi say langue yi dootuñu am solo tey jii yi ñuy wax ni jafe-jafe bi gën a rëy mu ngi ci suñu langue ndax tabax ay concept xam nga concept dafay ubbi xel dafay xóotal gëstu ndax da ngay dugg ci yoo xamante ni da nga leen di wutal tur di leen tudd te doo ko mën laal concept par exemple te suñu maam yi dañu mënoon loolu def ko ñun defaruñ ko damay wane rek ni daanu bi ñu daanu ñun mi ngi commencé ci langue yi tey boo nee leer suñu maam yi xamoon nañu luy leer kenn mënu ko téye mënoo ko def sa poche ampoule mën nga ko téye mën nga ko def sa poche yaa ngi may dégg bayaal mooy benn place bu ñu wax bayaal mënoo ko téye da nga koy tudd nga wutal ko tur bang xam nañu luy bang waaye ki toog ci jal bi lu tax ñu wax jal bi du bang mooy fa ñu toog bang bi mën nga ko jël jal bi mënoo ko ci téye kenn mënu ko def ci poosam loolu mooy différence baat bu ñuy wax ak concept nag mooy xóotal waxtaan mooy xóotal xel mooy gànnaay bi gën a mat booy def réflexion prospective loolu tax yi ñuy wax yépp nañu auditeurs yi baal ak expression yu bare concept yu bare dañu koy àbb ce qui fait que suñu réew donc bu ñu déparé foofu rek ci suñu tële dañu commencé am ay béquilles ndax dañu bàyyi suñuy làmmiñ jël làmmiñu jàmbur kooku mooy bi gën a doy waar beneen bi mooy bu fekkente ni dañu la dominer ba mu àgg foo xamante ni dañu ni la yow soxlaatuloo industrie soxlaatuloo usine soxlaatuloo machine yéen organiser leen rek ngeen fexe fay bor bi la dette internationale ñun daañu leen ñu ko jëndal Turquie daañu leen ko jëndal fële Dubaï et cetera mais kooku blocage de développement la. ngeen di consommer rek. waaw blocage de développement ndax réew buy jëm kanam mooy réew boo xam ni démocratie dafay law science et technologie aussi moom itam di fa law ñaari facteurs yooyu mooy indi développement mais fu technologie amul di fa law démocratie di fa am te li tax ma wax ni bien économique am solom c'est le premier bien c'est le premier potentiel de d'émancipation et de démocratisation d'une société ce n'est pas les droits civils et politiques du loolu mooy jëkk émanciper siggil xel naatal réew bien économique yi ñoo koy jëkk def ndax ku ci jot gis ci sa bopp am ci teraanga fokk nga tekki
waaw loolu daal laa bëgg dugal comme introduction pour dire rek fi mu toll nii àddina bi yépp jaxasoo na réew yépp def nañu li ñuy wax table rase lu ñu doon def dañu ni nañu teg rek di xool foog ñu demee neneen Sénégal dafa war arrêter lépp seetaat stratégie yi mu jaar ba léegi ndax li ci garaaw moo di économie boo xam ni dafa juddu daal di ni man sama vocation mooy damay law ci xeet bu nekk ak réew bu nekk mooy capitalisme mooy système économique dominant bu ma waxee capitalisme nag nekkuma ci politique système économique laa nekk te système économique boobu mooy law léegi ci àdduna bi fépp sauf xëy na ñaar ñett juróomi réew mais système économique bu fekkente ni dafa jóg am vocation maanaam sas boppam ni dama war law ci àddina bi yépp mais la muy jëkk def dafay fexe ba nekk civilisation maanaam lëmboo aadaam ak cosaanam mais pour mu law ci beneen civilisation fokk mu daan aada ak cosaan ya fa nekk loolu moo tax ñuy wax crise des valeurs réflexion ñu gëstu dafa àggagul foofu ci ñi ko war def capitalisme pour mu law ci réew fokk mu nasaxal aada yi ak cosaan yi lu wër lu gore da koy wàññi jub da koy wàññi ndax moom cupidité rek la xam ku ëpp doole daan sa morom nañu am proxénétisme xaalis nuñ ko mën a jure rek nañ ko fa jure d'ailleurs dafa dem ba ni lépp marchandise la nit sax léegi dañu koy wax capital humain maanaam comme machine la capital la bu ni micro di amee njariñ ci société bi noonu la si nit di amee njariñ bu fekkente ni dem na ba yàqu ñu jël ko sànni lii moo di suñu problème mu développement tënkuwuñu ci la ñu war a tënku xamuñu lu ñu am si wàllu économie beneen mandarga nga seet que réew yi développé yëpp seen mandarga moo di li may wax ni boo wàccee Suisse boo wàccee France boo wàccee États-Unis lépp loo gis loxo ngay xalaat ouvrier ak outil jumtuwaay te ça veut dire que réew yi dañuy développé yi gis ni am nañu ndox am nañu forêt am nañu ay animaux ñu daal di ni école des métiers loolu amul fii te civilisation dëgg dafay nekk une société li ñuy wax de manipulation d'objets di tabax ak di tëgg loxo yi ñun amuñu ko mais boo xoolee statut New York tout de suite da ngay xalaat ni mais ci des ouvriers yi jaar na fi jumtuwaayu ouvriers yi jaar na fi ñun amuñu loolu dañu commencé rek dugg bureaucratie ñépp ni bureau la ñuy def alors pour conclure phase bu njëkk bi dafa mel na daal dafa am lu tegu ci suñu loos comme nañu def ni policier ba defoon George Floyd foofu loolu mu am nañu perspective de développement mais dañu nekkuñu ay état sous-développé mais dañuy nekk ay état yoo xam ni dañ ñu baare dañ ñu fatt waaw loolu mooy suñu problème de développement looloo tax tey mu war am beneen réflexion bu bees. waaw question en profondeur la posé fii mooy système bi sax ci boppam moo mënut développer réew mi bu fekkee dañ ko copier ci bitim réew amuñu stratégie nationale de développement ñun suñu bopp par rapport même ak suñu voisinage xool naka la ñu mën développer suñu réew bu ñu teg suñu los bu ko continuer dara du génn programme boo fi indi day nërmelu dëgg la xam nga te yow da ngay defar ay machine li ngay defaree sa machine si gën a bëri xëy na da koy importer aussi. waaw defaruñu ko ci réew mi. waaw non Alassane xam nga li professeur Chérif Salif Sy wax professeur Chérif Salif Sy kàngam la. macha allah xam-xam. ki nga xam ne dañ ko ràññee ci àdduna. muy dem fépp di xelal donc kooku dafa am njëriñ ci réew. parce que dafay tax ba ñu mën a comprendre problème yi ñu mën leen saafara lu mu wax dëgg la mais nag man dama jàpp ne ñun tooguñu dafa am ñi nga xam ne dañuy xool toujours Occident am na ñi nga xam ne. dañuy gëstu ci seen bopp mën a tekki seen bopp mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci artisanat ñoom ñuy liggéey de. waaw mais dafa mel ni yéen kenn du leen dégg. kenn du leen déglu. waaw maa ngi ñëw. ñu ngi ci artisanat ñu ngi ci dëkk kaw yi ñuy liggéey gëm seen bopp. forcé dafa am ñi nga xam ne dañuy xalaat fii réew mi jëm ak ñi nga xam ne dañuy liggéey réew mi ñiy liggéey réew mi suñu économie fan lan tegu fan ñan ñoo yore suñu économie tey ñan ñooy liggéey ba jur
li nga xam ne nii ñu ngi koy dund anañu ñu ngi fii pourtant. parce que suñu dëkk nërmeluwul. ñu ngi liggéey ñan ñoo ko téye ñooñu la ñuy war a xool ñu ko téye ñu xool leen ne li ñuy door di ko liggéey ñu sukkandiku ci loolu mun a yéeg dëgg la li nga wax noonu artisanat dëggalu guñ leen bu baax a baax a baax parce que xam nga professeur wax na ko léegi réew ñi tugal fan la seen industrie jóge fan la jóge artisanat moo évolué bu nekk industrie dañoo commencé liggéey boo gisee les premiers moulins yi nga xam ne ci booru dex yi dañ koy tabax foofu la door boo xoolee les machines de Léonard de Vinci da ngay foog ne artisan la Berlier lan la woon artisan la fan la commencé donc ñooñu comme que ñu ngi liggéey dañ leen war a dooleel te foofu mooy yoon fi nga xam ne mun nañ am xëy pour xale yi. est-ce que système bi nu mu tëddee yow boo defee sa machine à décortiquer le foño ñu war ko lawal ci Sénégal ñi importer machine yi mel noonu amuñu intérêt yow sa machine bi dox bu fekkee dafa nekk ci nguur gi tamit dañuy laalay commission ci machine yi ñuy importer yi yow du la doo am mukk matuwaay pour defar sa machine. waaw mais loolu mooy dem ba laal affaire xëy parce que artisanat bu ñu leen jàppale woon c'est vrai que artisan actuellement mënul téye nit pour ne ki nga xam ne dafa jàng ba pare mu jël ko recruter ko fay ko parce que amul lu mu koy fay lan la réew yi war a def mooy dooleel artisanat mooy waxuma sax ci importation rek de. du loolu rek de mooy jàppale pour mu am un marché li nga xam ne l'encadrement accompagnement bi war nañ xool réew yi nga xam ne ñu ngi tugal nan la ñuy accompagner seen acteurs économiques yi xoolal président day dem ba di démarcher ay marché pour ces entreprises bu demee fenn dafay démarcher marché parce que dafa xam ne ñooñu bu ñu liggéey rek seen réew dox nit ñi mën liggéey donc artisanat dañ ko war a jàpp ne moom moo téye liggéey ci Sénégal entreprise moderne yi baax na trop loolu locomotive la mais grande masse bi mooy agriculture ak artisanat man foofu laa jàpp ne mun nañ 150 milliards yooyu ak président wax bu fekkee xelal am na damay naan nañuy dooleel fi nga xam ne xale yi mun nañ am xëy te am na benn idée bi nga xam ne Serigne Mboup CCBM wax na ko ma foog ne loolu buñ ko téyee mu dëgër rek dañuy am yoon. ban idée la. dafa ne entreprise yi nga xam ne entreprise yi bare ñu ngi fii ñu ngi liggéey dañuy sooxe balaa ñuy jël xaalis di ko jox xale yi nañ leen dugal ci entreprise yooyu mais entreprise yooyu yi ñuy dooleel leen seen liggéey jëm kanam ñu am capacité recruter ñu imposer leen ñu recruter. mais loolu Abdoulaye Wade jëmewoon na ko fii. wàññi impôt sur les entrepreneurs pour ñu jël xale yi investir waaye demul fenn. waxuma loolu de dañuy jël xaalis bi dugg ko seen poste. man waxuma loolu de. dama ne dañ koy jàppale bu fekkee entreprise bi ñu dugal ci xaalis mais imposer ko dégg nga imposer muy recruter te loolu dafay nekk ci engagement te loolu mën na nekk xam nga lu nekk dañ koy négocier tënk ko signer ko. xam nga démb abukat ñëwoon na fii bu nekk Fasek dafa ne dañu def enquête. ils sont état employeur mooy état bi formation convention état employeur. dañoo constaté xale yi bu la yóbbee stage foofu wala ñu former leen si li ñu indi foofu dañ leen di attaayaloo foofu di leen yónnee ñu jënd ay journaux ñu nekk fa pendant 10 ans ou bien 5 ans génn jànguñu benn métier. parce que amul suivi amul évaluation. voilà bon problème évaluation dafa am. dafa am. te loolu xam nañ ko c'est-à-dire loolu mooy xam nañ ko rapport yi am nañ ko jot nañ ko waaye dañ ci deful dara loolu mooy problème bi c'est-à-dire problème bi mooy nit ñi dañuy am di def rapport ne lii doxut
xam nañu doxut am nañ ko waaye duñu ci jéem dara ñu bàyyi ko noonu ñu taf yëngal. waaw Chérif est-ce que loolu moo tax ñu am problème ci réew mi mooy li nga xamante ne bu nga ko waxee sànq changement de système bi. absolument parce que dañuy am ay rapport am lépp seen taw table dugal ko suuf taal bi di nelaw. mais absolument Alassane xam nga projet ak ñi ñuy tudde programme du politique de développement économique et social politique de développement économique social dafay cohérent dañuy lëkkaloo. loolu moo tax ñuy wax développement industriel wala industrialisation développement industrialisation émergence mu ngi déparé ci science et technologie il faut nga fexe tabax société boo xam ni dafay nekk société boo xam ni science ak technologie xam-xam dafay law lool dugg seg loolu mooy base bi industrialisation développement du ubbi ay usine wala samp mbaar ni ku nekk defal na nga ko bëggee ko problème wax naa sànq ni ràññee nañu ni société buy développé mooy foo xamante ni démocratisation dafay gën a yaatu xam-xam di fa law kooku du dañ. xam-xam moo yor réew. kooku du dañ. loolu moom rek moo mën demal réew bu ko defee xam-xam bi law day dugg fu nekk bu ma jëlee lii sama rakk ji Sanoussi wax artisanat c'est fini l'artisanat est condamné par la production industrielle chinoise. secteur bi ëppoon solo artisanat nekk phare waxuma rek ci réewu boppam Côte d'Ivoire mais nekk phare en Afrique de l'Ouest c'était le textile lu ñu def chinois yi def ko bu Côte d'Ivoire jaayee mètre 3000 francs Chine jaayee mètre 300 francs CFA. waaw c'est ça c'est-à-dire mutation scientifique ak technologique yi bu ñu ci tenirul compte du ñu dem fenn li may wax. chinois dem nañu ba dafa njaxas Baye Fall. mani la dañuy def njaxas Baye Fall di ko jaay fi di dem Chine di njaxas Baye Fall di ko jaar Sénégalais yi. man dem naa manifester au Japon parce que dañu déggoon ni japonais 1998 la dañu bëggoon breveter ceebu jën breveter konga mooy bu li ñoo tëggee fecc yi bu Cuba ak Kora parce que ñun xamuñu luy propriété intellectuelle te bu ñu ko breveter woon rek sénégalais fu ñu defaree benn ci Sénégal di nga fay droit d'auteur Japon càggan weesuwul lool. waaw ñun def nañu marche Mumbai ak Tokyo pour xeex lool ndax dañ ci boole woon ni kari lekk la rek kenn déposé wu ko seetlu nañu kenn déposé wu ko ku ko jëkk déposé yaa ko moom. suñu déposé woon kari hôtel bu nekk ci àdduna bi restaurant bu nekk ci àdduna bi lekk jot nga servir kari di nga fay japonais yi droit d'auteur damay wax rek question yoo xamante ni. stratégique la homme politique yi am ñu bare cultiver nañu. mais seen wax du àgg foofu loolu tax tey may àgg foo xamante ni. ñoom du ñu fa àgg dañuy gêner muy homme politique pays développé homme politique suñu réew. l'artisanat sans innovation technique scientifique sa bu amul diffusion scientifique bu large ay nouvelles machines yoo xamante ni ñii di liggéey mënuñu ko jënd même bu ñu boole woon mënuñu ko jënd li chinois yi di jënd di ko liggéeyee mënuñu ko jënd malgré valeur njëriñ bi ci nekk bi Sanoussi wax loolu tax mujjëli boo xam dafa wane ni dañuy am des revenus indécents donte ñu ngi liggéey wax baat boobu dafa am solo problème bi du am rek revenu mais am revenu boo xamante ni maanaam mooy payoor bu fi ñu bëgg dégg wala la nga cee am boo xamante ni dina la jural teraanga dina tax nga fonk sa bopp dina tax ñu fonk la xale yi loolu tax poste yi ñu leen di jox duñu ko def duñu liggéey dañu fay tappale dem seen yoon parce que c'est mooy li ñu tuddee c'est des revenus indécents maanaam dañu lay jàpp sa mbagg rek fexe rek ngay taxaw tout le temps réew mënul gouvernement mënul développer vivre en apnée mënul développer économie noonu beneen li mooy ñu dugg ci ñaari secteurs yi parce que temps dafa am aussi ci émission foog ma tenir ci compte Alassane dinaa la wax lu rëy scientifique yi fii duñ ci wax ñu bare xëy na du seen domaine wala duñ fa àgg homme politique yi pareil mais am na ñooñu ñëpp am na luñ ci xam nga wax bi mooy lan tey dañu ne agriculture moteur du développement agriculture priorité études yëpp am na yu ma yor fii ci suma tablette wane na ni ci avenir immédiat maanaam ëllëg wala gannaaw ëllëg agriculture emploi yi ñu soxla yëpp mënu ci joxe lu weesu 6% li ma lay wax lu rëy la industrie mënul joxe lu weesu 15%. secteur tertiaire maanaam science technologie télécom ak yooyu mënul joxe lu weesu 30 ans mais loolu kuñ ko wax tremblement de terre la
jàkkaarloog sa peuple wax ko ku nangu soppi rek xàll yeneen yoon rek moo ko mën def loolu lu mu tekki ça veut dire que tey jii yóbbu xale yi ci agriculture da nga leen di crétiniser da nga leen di def ay fëy ñu tekkiwul dara d'abord dafa jaadootul tey ñu jël li ñu am ci xale yi yépp la ci ëpp daal yóbbu ko ci agriculture science et technologie développement bi moo ko permettre en 1900 France 87% de sa population paysan la ñu woon ñoo doon dundal France ak dundal exportation France ndax jamono lu yàgg pendant 60 ans France moo nekk premier exportateur mondial d'aliments mais tey jii France 600 000 laa wax genn wàllu million ci 65 millions ñooy dundal France ñooy exporter ndax xarañ ci science ak technologie mais science ak technologie bi mu ngi sunu réew xale yi doo leen yebal condition yu mel noonu doo leen yebal jox leen ay daba ak ay paaka ak ay ileer d'abord ça va être dévalorisant bu ñu fa toog dañuy gàjjaayaat dellu ci dëkk bi il faut que suñu réew yi am ancrage sur le développement de la science et de la technologie lu tax ma wax ni dans l'avenir immédiat radicalement dañuy soppi doxalin agriculture bu fekkonte ni moo ëpp tey ñi mu employé jaadootul ndax lu fukki junne agriculteur di def juróom-benn dana ko def industrie tey gis nañu ay industrie am naa ay détails fii mun naa la ko jox 5000 personnes lañ doon jël il y a 20 ans aujourd'hui juróomi nit ñoo yor industrie bi ak ay robot dong di travailler juróomi nit yi nekk ci seen ay ordinateur moo dañu war a investir ci science bi lu tax ñu war a investir ci science bi loolu tax ma waxoon ni man macroéconomiste la te dama jàpp ni kenn mënul jàng réew te boole woo ci xool li xam ci bitim réew ba nga xam ni léegi ca la bokk def ca sësu marku système économique bi moo di ubbeeku ku nekk réew bu la neex dugg jaratul tàggoo mooy la ñuy wax décloisonnement beneen bi bépp loi bu état def pour xatal wala freiner ku jóge extérieur entrepreneur bëgg dugg fa daañu la traité tribunal attaqué la bépp réglementation aussi bu yéexal commerce ñu ni du am beneen bi mooy dématérialisation du monde et de l'économie kooku donc moomatuñu suñu bopp état yi marge de manœuvre bi ñu am daanaka moo di rek def seeni loi bu fekkente ni nanguwuñu résister ci système bi def loi la ñoo def li reste économie mondiale di ko décider loolu Alassane moo tax il faut que ñu changer radicalement wax ni xale yi wax dugal leen agriculture wala industrie ni muy doxe tey mënatul nekk ndax industrialisation sax mënatul demee na mu daan demee àdduna soppeeku na emploi yi ñu soxla yépp mënatul jóge ci agriculture mënatul jóge ci industrie mënatul jóge ci tertiaire ndax yooyu ñooñu yépp sur le plan technologie aussi dañu sës rek technologie mënatul avancer technologie bu avancé waatee rek àdduna implosé kon nañu seet yeneen niche loolu yàlla nañu seet yeneen niche yi mooy xool lu ñu am Sénégal Japon Madagascar mooy réew yoo xamante ni ñoo ëpp ndox ci seen suuf le réseau hydrographique est exceptionnel pour ces trois pays ñoo ci ëpp doole ci àddina bi li Sénégal di tuuti mais réseau hydrographique bu ñu ko développé source d'emploi yi kenn mënu ko wax après nga xool sa ay forêt nga def ni ñenn ñi def ci fànn boobu def ci nga xool say mine mais à condition que nga am souveraineté maanaam moom sa bopp sañal sa bopp dogalal sa bopp loolu bu amul du ñu dem fenn li ñuy def dafay nekk des mesures économiques bokkul ak politique économique pour taf rek la réflexion bi mënuñu ko jeexal tey mënuñu ko sax tàmbale damay junj rek question yoo xamante ni war na tiital yëpp beneen point bi may mujjee schéma bii ma lay wan maanaam boo xoolee tableau bi dafay wane ni valeur ajoutée agriculture di daanoo ci Sénégal c'est-à-dire njariñ ba cay génn muy wàññeeku at buy ñëw day daanu ku fa liggéey da ngay nekk ku ndóol ku fa liggéey ku nekkul lool amatul benn réew boo xamante ni développé na tànku ci agriculture te deful révolution agricole amul benn réew boo xam ni àgg na ci révolution industrielle te jaarul ci révolution agricole loolu foog ñu def ko suñu bopp mais révolution agricole tey na mu war a amee bokkul ak na mu daan amee il faut que ñu toog waxtaan xool affaire emploi yi
bàyyi di joxe xaalis na nekk rek mesure transitoire te mesure transitoire yi sama observation moo di nañu bàyyi di jox individuellement xaalis xale yi nañu développer des systèmes de tutorat ay centres d'innovation technologique dañu leen di wax luy àdduna mun na nekk Sénégal am na ay experts comptables am na ay managers ñoo xamante ni bu ñu leen laajee bu fekkente ni ñu crédible ci réew mi ñoo leen di ñaan semaine bu nekk ñu may la ñetti waxtu samedi ñetti waxtu dimanche mën nañu jàngale parcelle mën nañu jàngal feneen jeunes yépp mën nañ leen jàngal gestion naka la ñuy ki am atelier menuisier naka lay gérer ki am atelier mécanique naka la ñuy gérer du ubbi xelam ak i gëtam ci technologie yi ak outils yu bees yi pour que par xeex bi yëpp valeur ajoutée la. te boo bëggee tey centre yi mu nga wut ay retraités xamante ne ñu ngi ci quartier yi yore seen doole. mooy système mën a jàppale xale yi. mais Canada noonu lay développé ay système mu tutorat centre de dans les quartiers. voilà ay système mu tutorat waxuma ni nag dañ ma baal ak homme politique yi joxuñu leen leçon. dañuy waxtaan xóotal waxtaan réew mi am na doomi réew yoo xam ni Sanusi wax naka yow wax nga ko fu nekk ñu ngi leen yoo ci àddina programme yu nekk ñu ngi leen ciy boole ñu ngi yow xam nga ay ñoom Pape Demba bëgguma sax tur nit li ñuy def ci Afrique rek foo romb ñu wax ko am na ñeneen ak ñeneen mais nañu teg ñi nga institution yoo xamante ni dafa mel na daal léegi créer pauvreté rek moo leen tax a jóg taxu leen jóg mais loolu rek la ñuy def résultat bi loolu muy institution internationale yi ngànk Sénégal seen mën-mën yëpp man waxuma ko Stiglitz prix Nobel économie la moo ko wax c'est des machines yoo xam ni dafay produire pauvreté nañu tënku ci doomu réew yi am nañu xam-xam pour defar réew mi ñoo gën a xam réew mi ñoo gën a xam terrain bi ñu seet niche yi am mais xale yi bu ñu leen ramasser rek sànni leen ci agriculture wala artisanat dañoo dellu si waat taxaw ci mbedd Dakar yi di wër yëngal fii yëngal fële réflexion dafa jot. science dafa am solo ci li mu wax ci loolu mooy développer réew yaakaar yéen même li ngeen di liggéey nii science daf ci bokk am solo loo ñu mun ko def centre formation xale yi ci métier science pour ñu booster réew mi. bien sûr xam nga loolu moom place science ak technique moom du man lañ koy wax parce que man ci loolu laa nekk. boo demee ba. Concevoir machine bi nga xam ne mooy première machine bi nga xam ne moo mësa liggéey foño ci àdduna mais loolu science technique la mais fi ma jàpp ne dañ ko war a aussi teg ne loolu réalité la suñu réew mooy la confiance génie peuple ku nekk situation nii am na mais mun na changer man loolu gëm naa ko situation du ñu wax ni rek situation noonu lay demee nga jël benn machine buy moulin à mil est-ce que dañ ko importer léegi kenn importé tu ko décortiqueur à mil kenn importé tu ko pourquoi parce que fii dañoo wane ne mën nañu te ku importer indi yooyu yaay sooxa parce que suñu production nationale ci machine yu mel noonu dafa wane ne dañ ko maîtriser ci fànn yu bare dama jàpp ne loolu bu ñu doolelee ñii liggéey parce que liggéey moo yore réew du leneen liggéey moo yore réew bu ñu doolelee fa ñuy liggéey dooleel leen changement am parce que li professeur wax ci artisanat ak agriculture dëgg la nu mu mel ni actuellement mënul mais mun na soppeeku ba mu mën bu ma waxee affaire exploitation agricole li nga xam ne dafa méngoo ak sunu doole ak sunu doxalin ak sunu réalité mun nañ ko doxal te mu mën a dina mën a employer ay jeunes de manière décente. mais professeur wax na sànq mbirum révolution agricole boo xoolee Chine boo xoolee Inde révolution boobu xeer agricole bi moo tax Inde am tey doole ba nekk mbirum technologie ndaxte dafay booster population yi mun a am seen liberté. attention mun a jàngi leneen. Inde boo fa demee l'agriculture paysanne ak familiale dañ ci am toujours doole. xamoon li ñuy def keroog bi ma invité fii. wax naa la modèle indien man modèle indien bi dañ ko war a jàngat bu baax fii man je suis expert en industrie
je suis membre de l'ordre national des experts en industrie mais dama jàpp industrie mooy transformation donc transformation bu ñu koy def mun nañ koo tas ci réew mi au lieu que mu nekk usine bu mag bi nga xam ne dafay jël ay robots yeeg et cetera pour que sunu économie mën a dox nit ñi mën a liggéey boobu di indi revenu bi nga xam ne dafa descend mun nañ tas transformation ci réew mi après ñu def système d'agrégation de rassemblement et d'assemblage Inde pièces yu bare yi nga xam ne dañoo nekk ci seen machine dafa am atelier dans les familles ñoo koy defar pièces yooyu dañ koy indi monter ko ci benn ensemble mu nekk ensemble bi nga xam ne dañ koy exporter économie liggéey da ngay xool fan la niche liggéey nekk nga yóbbu nit ñi ñu liggéey dëgg la agriculture bi nga xam ne dafay utiliser ay daba et cetera loolu mënul dem mais xoolal tracteur yi ñu fi indi tracteur bi nga xam ne dafay jar 120 millions 140 millions mënul dund 5 ans loolu lan lay tekki parce que dañoo indiwul li nga xam ne dafa am adapté réalité ak maîtrise technologique bi mais nga jël benn artisan bu ñuy wane keroog mu defar benn semoir motorisé xam nga loolu innovation la bu ñu jëloon innovation boobu rek ñu dooleel ko dafay accroître parce que dafa jël moteur Jakarta adapté ko ci semoir waaw non mais xam nga fi nga xam ne fabriqué moteur Jakarta non mais baax na invention fu mu nekk da ngay jël des éléments existants tu en fais de nouveaux éléments c'est pas ex nihilo xam nga ça part toujours d'un potentiel nga defar mais l'essentiel c'est que moom il a résolu un problème bi mooy ce n'est plus la traction animale waaw te day gën a gaaw rendement du nekk benn mais machine bi des na parce que dafay laaj ñu performance bu mu war a am et cetera ñu améliorer ko mais amélioration boobu dafa nekk ci biir processus économique l'amélioration la consommation qui finance la qualité loolu xam nañ ko donc loolu dañuy bàyyi xel artisan bu mel noonu ne génn na li nga xam ne mun na nekk le germe d'une industrie de fabrication de semoir accompagner ko mais voilà loolu système d'accompagnement la te moo wax la benn tey nii ñu ngi ci ay iPhone et cetera fan la jógee premier truc cassette audio ki ko inventé gaañu na fan yi yenn ko yàlla yërëm mais fu mu jógee ak cassette vidéo cassette audio yooyu fu mu mujjee processus boobu nañ xam ne le développement c'est un processus de transformation nit ñi nañu xam ne liggéey rek moo ko mën te am kóolute ci suñu bopp ne l'essentiel c'est de résoudre le problème ce n'est pas de dire j'ai une solution toute faite naa ko indi parce que loolu jege na sama solution déedéet da ngay jël ci sa problème nga gëstu ko nga xool fan la nga koy mën a saafara ko noonu doxalin bi noonu la artisanat tey dama jàpp ne artisanat foofu lay daanele artisanat l'essentiel 122 000 unités de production yi nga xam ne ñuy Sénégal te 122 000 unités de production yi ñoom ñëpp mënuñu liggéey bi nga xam ne c'est vrai que mun nañ dem ba mun a recruter ay xale mais changement mun na am liggéey ki nga xam ne dafay liggéey ñu ne maa ngi lay dégg démb ngay wax affaire u Ngaye Mékhé nit ñi di fa liggéey mais Ngaye Mékhé xam nga fan la jóge PAMEC benn projet PAMEC moo leen dooleel xam nga sunu artisans yi defar machines yi fan la jóge ñoolu la foofu la te ñooñu bu ñu leen gunge woon tuuti rek ne dañuy fexe ba ñoom li ñu defar rek ñu jënd ko
état bi fexe ubbi leen yoon fi nga xam ne bu ñu defaree rek mu ñu mën a jaay da ngay gis ne ñoom aussi seen usine jóg. loolu dafa nekk yoon bi nga xam ne dañ ko war a jàpp ne mën nañ à partir de l'agriculture et de l'artisanat mën nañ développer sunu économie mais l'essentiel c'est de partir de cela et regarder les problèmes concrètement. parce que théorie dafa bari. on théorise beaucoup mais il y a des processus opérationnels yi nga xam ne bu ñu ko doxalee rek saafara am et puis on l'a démontré que c'est possible. waaw professeur fu ñu toll nag urgence yi xale yi wut liggéey. xam nga lii mooy ñun suñu plaidoyer sur en faveur de l'agriculture paysanne mais dans une phase transitoire maanaam ci diir bu gàtt bi li fi nekk di dox doo ko bàyyi mu daanu. mais pour mu bañ a daanu dafay am lu ñuy wax des patriotes. invention lan mooy différence su invention ak innovation. invention moo di nga am ci sa xel nga inventé dara teg ko fii innovation bu ñu ko waxee mooy la nga inventé dugg na ci marché ñu di ko jaay ak di ko jënd bu dul loolu invention bi day toog fii téeméeri at du dem fenn loolu moo tax li muy wax réeroowul ak li ma wax il nous faut un gouvernement bu am une vision pas de saupoudrage individuel moo loolu tax ma wax mooy différence nit ñi xarañ nañu mën nañu dem taf la xewi na ci jamono bii gouvernement bi dafa leen di accompagner ñi fi nekk taxaw jon en même temps mu dugal yi ma la wax bu ko deful du ñu dem fenn man suma thèse de doctorat industrialisation la c'est ma spécialisation et je précise encore que industrialisation du industrie du ubbi ay industrie man moo di suma thèse yi ñu ci bind stratégie de transition du sous-développement au développement naka la ñuy jëriñoo xam-xam ak technologie ak li am ci suuf li am ci jaww ji pour génn ci lëndëm tàbbi ci leer loolu mooy sama liggéey loolu laa jàng te tey jii bu fu xam-xam taxawul du ñu mën accompagner agriculture paysanne mais xoolal Alassane mais tey jii yeer rek déglu naa ci kenn am na kuñ ci invité RFI ku mënoon xalaat loolu defar musique mu nekk premier ci vente yi te mënoo laal benn instrument laaloo benn instrument mënoo tëgg benn instrument le monde change. Les tableaux d'art et tout c'est des ordinateurs qui les font waxuma nañu bàyyi artisans yi artisans yi bu ñu leen jàppalewul sànku la parce que tey jii amuloo la leen def mais dama ni Covid war na technologie bi dafa am changement bu doy waar yeneen beneen bi moo di économie d'échelle mais pourquoi population sénégalaise bi xiir seen bopp ci ay Auchan yi di ŋàññi léegi loolu moo xew ŋàññi opérateur économique sénégalais yi ndax prix cher waaw et parce que économie d'échelle li ñuy wax économie d'échelle ki nga xamante ni buy jënd orange day jënd 2 millions de tonnes yow nga jënd 27 kilos de tonnes wala mais prix unitaire ba la nga mën a jaay benn du ko jaayee loolu tax ma ni 21e siècle la bu am guerre bu spéciale guerre boobu moo di guerre entre consommateur bi nekk ci man ak citoyen bi nekk ci man citoyen bi nekk ci man lu yomb defar réewam la bëgg tabax ko consommateur bi nekk ci man lu yomb rek la bëgg lu yomb nag dafa am implication lu yomb mooy indi tëj usine mooy indi licenciement mooy indi fermeture d'entreprise loolu moo tax stratégie fokk mu am d'industrialisation ou de développement et puis fokk mu am un patriotisme économique positif nit ñoo xamante ni dañu taxaw dogu pour réew mi siggi loolu mooy ñun mooy sunu défi bi laa wax mais bu yeboo nañu xarañ boo indee fukk kenn indi junne mais dara ci sa biir marché ndax li ma la wax léegi le décloisonnement économie ubbeeku mënoo ko fa tere dugg la muy jaayee mënoo ko jaayee xale yi dañuy décourager génn ci nañu bàyyi colmatage bi nañu dëgëral li taxaw déjà encourager leen motiver leen pour ñu am non pas seulement bañ a am rek revenu lu ñu teg seen loxo mais revenu décent mooy xaalis boo xamante ni day jurit teranga day indi fonk ci sa gox ndax lii moo indi malaise général bi xale yi boo demee nekk ci réew ba yàgg nga defee ni yow daal réew mi nga nekk ak réew bi sama dëkkandoor bi nekk dafa mel ne nekk nuñ ci benn réew mais kooku soulèvement lay indi loolu moo tax situation bi laaj table rase toog réfléchir waxtaan
jërë ngeen jëf temps bi ñu joxoon nag jeex na professeur Baye bëgg nañ toog nag continuer def débat bi fii ba 10 heures parce que li ñuy wax dafa am solo ci réew mi yaakaar na ne foo ñu xoolaat matinal bi gën ko. gis nga dooleel. Sanoussi waaw mën a waxtaan heure bi dafa jot dafa jot yi dañuy yóbbu dem journal bi de gërëm di leen sant professeur Thierno Sanoussi de gërëm sant si jaxte ba il faut ñu amaat beneen jotaay. waaw waxtaanaat amul parce que réew mi moo ko laaj. parce que di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yéen doog jàmm. jërëjëf jërë ngeen jëf.